tegal na benn simili Hadj Assane Gueye balaa ma lay nuyu di jégalu ba pare ci retard bi. waaw jégal nañ la Anna. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm yaatalu xibaar yi kon ñoo leen ci àndal la. jërëjëf Anna Rocha jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg RFM ñu ngi leen di ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp aw tiis ci Sénégal démb njabootu cantaakun gi rawatina ak làquk sëñ Cheikh Béthio Thioune jàngoro ji ko tere woon teew ca atte ba woon ngir mbiri Médinatoul Salaam ko mujj yóbbu ca Bordeaux ca France démb nag fu new tiis rawatina foofu ca Médinatoul Salaam ca Mbour waaye fii ci Ndakaaru Mermoz observateur xëy xamal ñu ne néew bi bu sëñ Cheikh Béthio Thioune àjjuma ginnaaw ëllëg nañ ko indi Sénégal wàllu xibaar bokk na ci accord yi ci wàllu napp mi diggante Sénégal ak Mauritanie nappkat yi di ay doomu Sénégal nekkee ñoom te gànnaar dañu ne dañ leen a beddi ci accord yi waral ñu tere leen ak napp loole ñu ngi koy ñaawlu ba ambassadeur Sénégal ba fa ci Nouakchott ni dina ci taxaw waxtaane ko mbokk yi foofee ndax ba fii accord yi waa Guet Ndar rek la sóoraale Louga moom tardé gi ñeel koppar yi nga xamante ni moo war a gunge njàng mi foofee ngir l'école yi dox moo fa doon jafe-jafe inspecteur éducation formation yi dalal xel yi ci lu yàggatul koppar ya dina teew ngir ñu mën a fay seen bor yooyu comité de gestion sport gi Cheikh Tidiane Diagne la ñu ci àndal chronique culture El Hadji Ndate Diop yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. ni ko waxee ci ndorteelu xibaar yi aw tiis démb ci Sénégal ak làquk sëñ Cheikh Béthio Thioune njabootuk cantaakun gi rawatina démb fu ci mel ni këram gi ci Mermoz fii ci Ndakaaru fu ne taalibe bawoo fa aw tiis naqar naka noonu ci ñoom ñëpp ak làquk Cheikh bi Oumar Mbawo nga fa woon ngir RFM. xibaar faatum Cheikh Béthio Thioune bett lool njege ñaaleem ak ay xaritam. amul woon kenn ki leen mën a nax. wax jafe ko lool ministre ba woon di Serigne Mbacké Ndiaye nangu ndogal yàlla. lu ko yëgee je pense que lii Sénégal yëpp yëg moom la ñu yëg d'abord naqar wu mag a mag bu rëy rëy ndax li ma ko jàppee ginnaaw bu mbokk gi ma leen wax léegi wéyee donc lii am tey dafa nekk loo nga xam ne lu ñu metti la lu ñu naqari la lu ñu bett la. mais nag yàlla kenn mënul xëccoo ak moom bu ñu doonee ay jullit aussi yàlla def ko ci weer yu ñu ko defee ci début ramadan bi kon xëy na li ñu mën a def mooy rafet ci njort ñaanal ko yàlla egge ko ca àjjana yi gën a kawe. kër xalifa cantakun yi feesoon dell ak i nit faatu cheikh bi def njirim askanu Sénégal rawatina ak taalibeem. Oumar Mbow reportage ci kër sëñ Cheikh Béthio Thioune ci Mermoz fii ci Ndakaaru noonu it la demee woon tiis wi ak mbooloo ca Médinatoul Salaam Abdourahmane Diallo nga fa woon. naqar ak tiis fii ci Madinatu Salaam ñenn ci cantakun yi sax mënuñoo nangu ni Cheikh Béthio Thioune dafa génn àdduna. benn waxtu ginnaaw bi ñu leen waxee ni njiitu cantakun yi làqu na këram gi fees dell ak ay taalibe. kenn ci ay jegeñaaleem sax di jéem a defal mbooloo mi. dama ni ku fi nekk di yuuxu ak di jooy ak di xalangu na nga xam ne yaa ngi war sëriñ bi ndax li tax nga di ko war mooy sëriñ bi li mu nu yar ba tax nu jébbal ko suñu bopp àddina ak alaaxira topp ko yaakaar ko loolu mbirum Serigne Touba la loolu bokkut ak ay forme physique de support cosmique bu fekkoon ni mbirum Serigne Touba jëmm la kon 1927 la ñuy bàyyi topp Serigne Touba. soxna Aïda Diallo ak Déthié Pène di ñaari soxna wu Cheikh Béthio Thioune ñoom it ñu ngi yoon ci bërëb bi di nangu njaal yi ci kaso bi tamit fukk ak ñetti cantakun yi nga xam ne fi mu ne nii fa la ñu ne ñoom it mettitu lañu lool génnu àdduna seeni sëriñ ñenn ci ñoom sax kenn mënu leen téye RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane yéenekaay bi di observateur ci xëtam tey jii xamal ñu ne moom sëñ Cheikh Béthio Thioune ab néewam dina yegg si Sénégal ginnaaw ëllëg àjjuma lay doon bawoo fële ci fi nga xamante ni muy Bordeaux ca France ñu jëbal ko boromam ca Médinatoul Salaam ñuy dellu rek di ko jaale umma islam bi yëpp rawatina xalif général kulu murit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ñaan moom sëñ Cheikh Béthio Thioune suñu borom subhaanahu wa taala xarit aljana gisale kook sang bu tedd bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maam Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul waaye it rawatina soppeem wasilaam léppam Serigne Saliou Mbacké xaadimu rasul la
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. diwaanu Thiès alkaati bu fa leen ci xibaar nepp dafa faat ab ndaw jéey ji nag mu ngi am ci baar ca Thiès ki nga xamante nag moom la ñu toppee kon tuumay paate gi di alkaati mu ngi ci loxo yoon njaboot gi ñoom bëgguñu lu may rek yoon def liggéeyam maanaam def li nga xamante ni mooy taxawaay gi ci war. ñu waxtaanee napp mi rawatina doomu Sénégal ya fare Mauritanie ñoom nag juróom-benn junni ci ñoom ñooy yëglu li ko waral di dañ leen a boolewul ci ñi ñu may ndigal ñu mën a nappee foofe ca waax yu gànnaar ndax ñoom gis nañ daal accord yi diggante Sénégal ak Mauritanie nappkat yu Guet Ndar rek la sóoraale boolewu leen te ñoom doomi Sénégal yi yëpp fa dëkk ca Mauritanie moo waral ñu yegg ko kilifa yi Sénégal yi fa ku ci mel ni ambassadeur ba diggee na daal di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy kilifa yu Mauritanie ñu déglu ci jàmbat gi kenn ci doomu Sénégal di nappkat yi mbir mi concerné seen porte-parole Mouhamadou Makhtar Sarr ak Mohamed Diop. accord de pêche bi ñu doon def dugaluñu ci ndax loolu moo ñu jox jafe-jafe bi ñu am en Mauritanie te it li gënoon rafet sénégalais yi nekk fii di fi dund depuis 1960 ba léegi ñu def leen ci affrètement bi ñu gis seen bopp parce que loolu mooy li gën a rafet te ñoom c'est longtemps ñoo ngi fiy dund ñoom ak seen ay njaboot ak seen ay famille te ñoom bougé wuñu demuñu fenn ñoo ngi fii la ñuy liggéey fii la ñuy débarquer demuñu Sénégal bougé wuñu xam nga it bu ñu demee géej vraiment ñu leen di jàpp bu ñu gisoon suñu bopp ci licence de pêche bi loolu du am amende bi day dem 1 million 500 1 million 700 lu ne la noo amende. léegi yéen lan ngeen bëgg fi nekk nii. waaw man ñun li ñu bëgg accord yi nga xam Sénégal Mauritanie dañ koy signé ñii di nekk fii en Mauritanie nga xam fii la ñuy dund fii la ñu dëkk ñu gis ci seen bopp ñun loolu moo ñu gën intéressé mais su fekkee gis ñu seen bopp ci ay jafe-jafe rek la ñuy ne te ñoom bougé wuñu demuñu gauche demuñu droite toujours ñoo ngi fii di liggéeyanteeg. mu nekkoon doomu Sénégal yi nappkat ca Mauritanie ak jàmbat gi nu am di tere ñeel napp mi foofe ca waax yu Mauritanie jàmbat yeneen tukkee bi yoon ca diwaanu Kaolack ci Koutal ñu fa dëkkee ñaar fukk ci ay village yoo xamante ni ñoom ab diire ngi daanaka ayu bés amunum ndox ndax forage benn ba fa moo daal di ami jafe-jafe loolu nag di tolluwaay goo xamante daal lu mitti ci ñoom la ndax ku xam ndox xam ni mooy ak dund rawatina jamonoy koor gi nu ne leeral Ibrahima Diamé. Koutal tàmbali weeru koor gi ak ñàkkum ndox depuis pratiquement une semaine benn toq ndox génnul ci robinet yi moo waral nag ndaw yi ne loolu duñ ko seetaan daal di wàcc spontanément ci mbedd mi pour ñaawlu li ni mel interpeller autorités yi Abdou Sy moom moo yore seen kaddu. depuis vendredi ba léegi ñun population Koutal amuñu ndox te ku nekk xam na ne weeru koor ak ndox ñoo ànd ndox mu ñu sangoo mais ndox mu ñu naan sax amuñu ko. suñu maman yi sonn nañ jeunesse bi root nañu ba sonn te ñu ngi nii ñu ñëpp dañoo war a dem jàngi n'est-ce pas donc ñu ngi ñaan le gouverneur de la région le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement de Ndiédiène que ne suñu ñaxtu bii nii ñu satisfaire ko nu mu gën a gaawee suñ ko deful fii ak 48 heures on va remettre ça. dañuy baare yoon bi dinañ taxaw ci yoon bi oto du dem oto du dikk. waaye nag du Koutal rek moo nekk ci situation boobule lu mat ñaar fukki dëkk ñoom ñooy joytu jafe-jafe ndox mi le. forage Koutal bi mu ngi ëmb lu toll si ñaar fukki dëkk ak juróom Caawaando laa jóge nii boo demee Caawaando ak dëkkaan yeeg Foylal dëkkaan yooyu yëpp benn dëkk amu ci ndox Touba Sanokho benn dëkk amu ci ndox te ñun nag bëgg nañ aussi ñu waxal ñu carrément ñi fi nekkoon di gérer xaalis bi fan lañ ko dugal ndax OFOR ñëw na te ñi fi nekkoon di gérer Asifor nañ ñu defal un bilan si seen gestion depuis bu Koutal amee forage ba léegi boobu ñun juddooguñ. jafe-jafe ndoxu Koutal bile ak li ko wër daal di ñëw kan ci jamono ju nga xamante ne ñoo ngi xaarandi OFOR mu remplacer lii di Asifor ndaw yi doon manifester nag daal di laaj waa Asifor ñoom seen bopp ñu defal leen seen bilan gestion laata ñuy dem Ibrahima Diamé Koutal rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima wàllu gestion diw yorin ñeel l'école yi ci diwaanu Louga président comité gestion école yooyu moo daal di yëglu ndax budget koppar yi gunge l'école yi ngir yorin wi ak tardé da caa am inspecteur wàllu éducation formation Louga nag yi dalal xel yi ci lu yàggatul koppar yooyu dina teew ngir may leen ak pay ñeel ci mel ni bor yi Ibrahima Gueye inspecteur éducation formation bu Louga ñu teewlu ko ak Abraham Poulpouy. budget fonctionnement ñu ngi koy wax yooyu mais budget fonctionnement ay retard moom moo doon am parce que nguurug Sénégal mooy joxe at mu nekk mu jël école yi am lu mu leen jox pour ñu mën cee doxal seen école loolu la ñuy xaar fi mu nekk nii mais nag loo xam ne nit ki mu ngi ko doon def toujours tey bu amee situation bi tamit dañuy daal di trouver les moyens du bord c'est-à-dire xool nu ñu mën a fexe ba doxal suñuy école en attendant que budget boobu ñu mettre ko en place parce que ku la ko doon defal démb tey bu retard mais tamit xamal ne dana ñëw du tere ñu mën a doxal suñuy école comme ñëpp
partout au Sénégal ba élèves yi mën a jàng toujours ba léegi nag mënaguñoo wax date mais ñu ngi yaakaar te yaakaar bi terewul chaque jour ñuy liggéey ci école yi parce que xam nañ ne ñun ñooy état sénégalais donc ñun lu état di def suñu loxo moo ciy jiitu parce que ñun ñoo représenté état dans nos écoles. ñu waxtaanee mbay mi ak lii di matuwaay yëpp yi kilifa yi jël ngir mbay ak campagne bu jaar ci yoon loolee kàddu la gis-gisu Aliou Dia mooy président comité national suivi campagne bi ci wàllu mbay mi mu ngi doon yëkkati yooyu kàddu ci ndaje acteurs yi seqoon te Diamniadio Aliou Dia ak Abdou Diouf Diagne. conseil interministériel bi mu paree lii moo ci waroon a topp ndax dañ daan def bu ñu paree dañuy fexe ba notification yi ñu teel ko def notification yi yëpp def nañu ko def nañu également circulaire yi nga xam ne dañ ko war a jox opérateurs yi ñu xam ku ci ne la nga war a def ak na nga ko war a defee mais yónnee ko itam ñi nga xam ne ñooy administration territoriale muy gouverneurs yi préfet yi sous préfet yi bañ mën a jël ñoom itam ay décision pour taxawal ay commission yi nga xam ne ñooy recevoir jiw yi ak matériel ak engrais bi nga xam ne mooy ñëw la ca topp rek mooy planning bi ñu ngi ci fii ak alxames kenn ku ne la nga war a yóbbu da nga xam fa nga koy yóbbu ak na nga koy yóbboo te itam nag yàlla dimbali nañu ñu am ay opérateurs yoo xam ne yi gën ñu xarañ lañ ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi roode nañ ci li ñu doon def xam nañ ko te mën nañ ko kon suñu xel dal na foofu ndax jàpp naa ne bu ñu demee ba le 15 ñu ne leen mise en place yi moom diggante le 15 ak le 25 moom na lépp mat ñi ci ëpp la ñuy joxe ma nga fañ leen ko jox su ko defee le 25 nag ñu commencé nag di joxe jiw bi foofu nekk na kon loo xam ne suñu xel dal na fi ni ko ministre bi xalaatee it wane na yoon woo xam ne jàpp nañ ne suñ ko jaaree respecté ko noonu yàlla moom la mënoon tëlewu ko tey la ko dàq bu taw jàpp nañ ne Sénégal lañ doon am ci barakula dëgg nawet dana am ndax waajal nañ ko taxawu nañ ko subvention yi wàllu mbay mi amuñ ci benn jafe-jafe ndax la gouvernement bi doon def xam ne war na gunge baykat yi ci bu ñuy jënd jiw bi mu dàmp ko subventionné ko def ko ci engrais bi def ko ci matériel agricole def na ko ndax bërki démb rek gis ngeen 17 000 unités yoo xam ne yi ci Sismar lañ dem pour jël ko war ko mën a jox baykat yi. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay laaj Assane. sëñ Cheikh démb wuute woog reporter bi doon wax but pour nous. waaw mi ngi doon daal yow wane nga fi nga féete de daf mel ni Liverpool daal kontaan nga ci moom. waaw mënta ñàkk rawatina nag Sadio Mané mi nga xamante moom moo fa daal di nekk bëri woon na ay sénégalais yi nga xamante ni xëy na nag ñu ngi doon ñaan lu li mel. te mujj naa antu ndax ndam bi nga xamante ni am nañ ko di ndam du yaa donte ñoom ca match aller ba dañ leen mën a woon ñetti bal ci dara foofu la ca Camp Nou démb nag ñoom dañoo daal di dippar ñi mbir ñi daal di daan ñi di AFC Barcelone 4-0 ba pare daal di qualifié ci finale Ligue des Champions ñoom nag ni ki démb seen bit ko dugal moo di Origi ñaar la jot a dugal beneen bi Wijnaldum yeneen ñaar yu mu jot a dugal loolu nag na ma lañ ko waxee nag di wone daal ni Liverpool démb dafa daal di indi xar-xaram gu wér dañ si daal di déglu Tassirou Diallo di suñu consultant yëkkati na ay kàddu ginnaaw ndam goowule. seetaan nañu match bu neex a neex match boo xam ne sur le plan tactique équipe bu Liverpool bi dafa créer surprise bi mu créer nag moom mooy que ne dafa ñëw lépp li nga xam ne mooy intervalle espace bi nga xam ne moom la waa Barça yi war a jaar mu fatt ko ba pare indi encore beaucoup de fighting spirit xeex bu bëree bëri si diggu terrain bi teel leen dugal bi boobu nag moo perturbé équipe bu Barcelone bi bi ñu demee ba en deuxième mi-temps ñu dellu si waat ak beneen taxawaay boo xam ne ñu fekk terrain bi jël football bi imposer le Barça benn football boo xam ne dans sa zone et que moment bi ñu dugalee seen deuxième bi nag moment boobu nag la wane que ne war nañu mën a indiwaat pour ñëw troisième bi pour mën a égaliser troisième bi jëloon à l'aller et que yaakaar naa ne que ne bon bi ñu ko jëlee nag moment boobu nag la équipe bu Barça bi vraiment dugaat nag ci biir pax bi parce que mënatuloon génn mënatuloon def dara doon ragal a jël quatrième bi ba jël quatrième bi ci moment boo xamee ne yaakaaruñu ko woon léegi nag Liverpool moom mooy qualifié pour jouer la finale du Ligue des Champions. Liverpool googu de nag moom dana xam kan lay tasel final gannaaw demi-finale bi nga xamante ni tey jii danañ ko football ci bu 19h jotee diggante Ajax Amsterdam ak ñi di waa Tottenham ca match bi nag waa Ajax ñoom ñoo ci amoon ndam benn bal ci dara de match googu 19h dama lañ ko waxee di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futur Média ñu daal di waxtaanee football wàllu jigéen ñi ak tournoi UFOA bi ci Abidjan la ñu koy daal di amal Sénégal nag moom match bu njëkk tey jii la koy daal di amal ci bu 18h jotee diggam ak ñi di waa Ghana lay daal di doon ñoom nag ni ki démb lañu yegg si foofu la ci Abidjan nee na nag fi mu toll nii lépp yee mën a daal ngir ñu daal di sóobu ci jogante gi dañ ci daal déglu seen entraîneur di Sidat Sarr si téléphone Abdou Diouf Junior 8h lañ départ Dakar 11h fekk nañu yegg si bi ñu yeggsee dal nañu ci hôtel bi vraiment ñu ngi ci condition yu baax après dem nañ entraînement démb si ngoon pour def benn séance de décrassage bon tey ce matin bi ñu xëyee aussi demande nañ entraînement pour peaufiner encore yenn stratégie yi def vitesse détente donc ñi ngi depuis ce matin ñi ngi noppalu bon di waajal jogante suba bi comme ni ngeen ko waxee ñun tournoi bi
bi ñu ñëw nii ñëpp xam nañ ko parce que quand sooy dajeeg ñaari équipe yoo xam ne daaw ñoom ñoo final muy Côte d'Ivoire ak Ghana ñu ñoo bokk poule ak Togo mais am nañ solution pour mun a ñafe ak ñoom pour mun si génn. Je pense que soo xoolee groupe bi dañ ko xaw a rajeunir mais teewul on a des ambitions c'est vrai que amoon nañ tuuti retard ci préparation bi mais maintenant on a des ambitions suñu ambition c'est quoi mooy def tous les moyens pour au moins génn ci première phase bi. te am naa yaakaar ni xale yi ma gis nii am nañ pexe yi am nañ possibilité bi pour mun si génn donc mënu lu vraiment wax ni bon teel nañu ñëw am nañu adapté wu nañu préparé wu nañu pour jouer le premier match. bon inquiétude bi ñu am tuuti rek mooy dañoo perte suñu capitaine bi muy Mariama Diédhiou donc moom dafa am benn entorse bu ndaw mais yàlla baax na donc on va essayer de s'adapter ak li fi nekk. jàppaleen nag match gu njëkk gi danañ ko daal di amal ci bu 15h30 jotee diggante Côte d'Ivoire mi ko organisé lay daal doon ak ñi di waa Togo ñu daal di waxtaanee wàllu handball ak waajal lii di Jeux olympiques 2020 ci wàllu jigéen ñi Sénégal nag am na chance ngir mën a qualifié ci yooyu la compétition loolu nag moo di kaddu Seydou Diouf di njiitu fédération sénégalaise bu handball jàppaleen nag tournoi googu nga xamante ne nar nañ ko amal fii nii ci war nañ ko amal kon bokk ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre Sénégal nag dana ca sóobu waaye dina ko xëccoog ñeenti équipe yi nga xamante ni daal ña nga ca yu ci mel ni équipe bi di Angola di équipe championne en titre bokk na ci itam Sénégal mi nga xamante ni moom moo di finaliste majeur bi di Coupe d'Afrique la weesu geneen réew moo di République démocratique du Congo ak itam ñii di waa Cameroun dañuy daal déglu Seydou Diouf di njiitu fédération sénégalaise bu handball ci téléphone Abdou Diouf Junior. jiital confédération africaine bu handball docteur Alimou Mansour moom dafa war a ñëw fii ëllëg incha allah ànd ak directrice exécutive bu confédération bi Nana Fadiga pour que ñu ñëw Sénégal ñu waxtaan ak kilifa yi xool ndax Sénégal mën na taxaw pour organiser li ñuy wax tournoi qualificatif aux Jeux olympiques donc ñeenti équipe yi ñoo war a daje pour jongante benn place bi nga xam ne moom la ñu jagleel Afrique ci Jeux olympiques handball féminin bi faw kilifa yi réew mi jox ñu autorisation ne war nañu mën a organiser ci dëkk bi mais loolu jàpp naa ne buñ ko defee tey bay ñëw di xool ndax war nañ mën a ñëw defee ko Sénégal loolu aussi dafay wane ñun jéego yi ñu def ci wàllu handball féminin ci ak yi ñi nga xam ne moom la ñu génn dem ba Sénégal di jouer finale Coupe d'Afrique des Nations ñu nekk programme de développement bu am solo également pour le handball donc loolu bu ñëwee aussi suñu programme de développement bokk na ci pàcc yi nga xam ne war nañ ko waxtaane depuis 2016 Sénégal dafa nekk ci benn pente ascendante ci wàllu handballu jigéenam ñu def résultat yi ñuy def te ba final Coupe d'Afrique bi ñu jàkkaarloog Angola nga xam ne kenn mosu ko jaaxal ci handball africain keroog final boobu ñëpp gis nañ ni ko Sénégal malmené ci première mi-temps bi donc tout est possible et ñu am ci chance comme ni ci Angola amee chance ni ci RD amee chance wala Cameroun. voilà mi ngi noonu kooku di Seydou Diouf di njiitu fédération sénégalaise bu handball doon wax itam ci visite bi nga xamante ne daal njiitu confédération africaine bu handball dana amal Ndakaaru bés ni ki tey loolu yëpp nag ngir waajal li tournoi qualificatif bu Jeux olympiques 2020 ñu bëgg amal fii nii ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre ci atum 2019 Ala Diassane. jërëjëf Cheikh Tidiane. ak RFM kumpa jeex na. ñu ànd ci wàllu culture gi ak Hadj Ndate Diop. dal leen ak jàmm gannaaw bañ leen nuyoo dorteel weeru koor wi moom la réalisateur bi di Djiby Sèye daal di tànn ngir amal projection bu njëkk bu filmam bi mu duppee Moustapha yàlla yàlla bii projection lancement boobu mi ngi doon am démb ci institut islamique Aji Maguette Ndiaye ma nga fa woon. Moustapha yàlla yàlla bi film la buy wax ci jaar-jaaru benn étudiant bu xamul woon bu baax diiney lislaam waaye finalement tuub dikkal ko ba mu tegu ci yoonu njub producteur bi Djiby Sèye. Moustapha ci biir film bi dafay nekk un jeune étudiant boo xam ne diine xamu ci dara wala boo xamu ci lu bari muy waxtaan ak xaritam boo xam ne ndekete il était imprégné ci wàllu soufisme ci la ko leeral ne ko mbir mi du julleegu woor kase waaye dafa baax bu ñuy julli ñun ñu nekk ay dëgg jullit yoo xam ne suñu pas-pas suñu gëm-gëm lépp dafay dëppoog lu yàlla gërëm. yàlla ñuy faral di ko dégg lu bari ci jullit yi loolu sax mooy firndeel titre film bi. ba indi turu yàlla bi ñuy woowee sax mooy le fait que ñuy répéter le mot yàlla très souvent dans nos discours ci lañ dem ba ne ñii daal yàlla rek kon ay yàlla la. mu di production buy wuyu ci lu public bi di xaar ci weeru koor gi nu nekk. weeru koor sacré na ne lépp luñ ciy jàngale rek dafa war a nekk loo xam ne dëppoog diine la pas-pasu film bi loolu kese la rawatina ndaw ñi niñ nëqee ci bëgg àddina ak jeex tàkk ci àddina ñu xam ne yàlla suñu borom moo ñu moom te sañ ci ñun lu ne te lépp lu ñuy def mu neex ku mën a doon mu neex yàlla ci gën te li neex yàlla mooy ñu xam ko bu wér. film bi
mu réaliser ko ak ay taalibeem mu di ab woote jëmale ko ci ndaw ñi rawatina jullit yi ngir ñu tegu ci yoonu njub. cinéma ca la ñuy des ak li ñu duppee ndogu bu ciné banlieue door nañ ko moom it niki démb. filmu réalisateur bi di Yoro Mbaye ñu duppee ko journée noire da nga xam ni dafay wax ci nekkinu ndongo yi ci daara yu mag yi moom lañ fa doon dawal. film boobu sax ñu fàttali ni lu yàggul rek bokkoon na ci festival Vue d'Afrique bay amee ca Montréal ca Canada. Yoro Mbaye réalisateur bi sax mi ngi waaj dem ca France ngir bokk ci Phoenix de Paris mu di tàggatug juróom benn weer ci wàlluk cinéma boo xam ni dina ko amal ci école boobu nga xam ni fa la ñuy tàggate réalisateur yi jëm ci wàlluk cinéma. ndeeteelu weeru mai wi la fas yéenee dem foofa ca Paris. ndogu yu ciné banlieue am na ay masterclass am ay projection de film waaye tamit ay waxtaan di ay débat jëm ci wàlluk cinéma. jageen jëf foofu la ñu yem ci